del déglu del xool Feeling Dakar. salaamaaleykum mbokku internetu Feeling Dakar TV am Wally indi Sidi Diop cool Wally Seck Sidi Diop nag mu ngi wéy di pàccoxoo jamono yile ba tax na ki nga xamante ni mooy Jules Teranga di manager Sidi Diop invité woon nañ ko foofee ci 5 TV ci ab émission bu tudd 100% Buzz te Biggi ak Nafi Dieye doon ko def moom nekkee ca label Subatel def ay révélation yu bees à travers animation yi ma doon def ak yeneen yoo xamante ni jot naa ko fi def parce que géré naa fi 3STV télé Omaro bi jóge foofu dem 2STV ak yeneen yoo xam jotoon naa ko def parce que management communication lañ def dafa am yoo xamante ni dafa relié wu dafa bokk voilà kon moo taxoon ma def passage foofu ba ma demee ba xam ne nag sama temps mayatuma ko parce que passion la woon ci man ma arrêté ko voilà loolu ñu gis ni jamono ji comme ni ma ko waxee léegi ci sama question yow yaay manager Subatel musique wala yaay directeur général bu weesoo PDG bi di Makhtar Diop Subatel ñu koy nuyu de passage ndax tey boo fi toogee itam je pense que moom nga fi toogal comment ça s'est passé da nga tëb rek moom wala da nga jékki-jékki moo xam ne da nga ci am ay notion wala dafa soxla ñenn ci say éléments jëlaale la comment ça s'est passé. déjà maa ngi koy nuyu moom Matar di suma mag di sunu kilifa. di nit ku baax. maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sunu beneen grand boo xamante ni moom ci kilifa yi la bokk ñu Badara Gadiaga maa ngi koy ñaanal jàmm. ak équipe bi yëpp déjà ku xam Matar xam ko ci Subatel xam ko ci événementiel. moom ak sunu grand Badara. moom nag doxal na ba nga xamante ni jotam mayetu ko parce que dafa am Subatel agence mi nga xamante ni moo ëmb Subatel yëpp. ñoom foofu la ñu nekk. léegi nag man mi rakam mu woo ma ak sama équipe best ñëpp dénk ma Subatel musique. Subatel musique man maa ko géré Subatel agence yi ak Subatel musique dafa am différence. man maay directeur général du Subatel musique. voilà alors comment ça se passe le boulot parce que nag ñëw ngeen nag def buzz bi gi ñu naan Subatel musique fu ñu tourné gis leen ngeen def ay petit groupe ñu gis ngeen récupérer pratiquement artistes yi nga xamante ni ñoom ñooy def le buzz jamono ji ñu toll ko ci mel ni Sidi Bastion Ibro Nadio ak yeneen ñi nga xamante ni xëy na sénégalais xamaguñ leen yooyu noonu yëpp est-ce que xaarandi woon ngeen ko bi ngeen di lancer label bi. war na fi loolu yëpp liggéey la. xam nga dañuy faral di wax Sénégal dañuy jékki saa yi nekk ak artiste ñu ne artiste bi fay na artiste du fay staff mooy fay artiste nga doon way fii di toj ba tey boo demee seen i baat ba tey dara jot ko boo leen joxaatee micro ñu woyal la ko nu ko dàq sax nañu koy woyee yére yi ñu daan sol tey la gën a rafet tey la opportunité yi gën a bëri encadrement dafa baax tey Subatel mi ngi ak Sidi Diop Bastion Ibro Sidika ak The Best Family ak Jeyla ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ñëw alors tey dafa am loo xamante ni mooy plan de travail stratégie de com dafa am liggéey dafa am yoon stratégie yooyu ñu teg nag moo tax tey lii am ñuy liggéey ñoom ñëpp ñu nominé leen ñuy génne muy def it ñuy liggéey Sénégalais di ci bàyyi xel ndax gis nga Sénégalais seen nopp ñoo ko moom lu ci neex rek dañu koy déglu. alors liggéey kese la. liggéey taw la. yaa ngi wax stratégie de com nit ñi nag nee nañ seen stratégie de com yooyu parfois da ngeen di faral di tomber dans vos propres pièges parce que ci stratégie yooyu sénégalais yi nee nañu. yéen a taal seen propre bombe. ca biir soirée Sidi Diop bi doon am samedi dernier. yéen a génn victimisé wu. et qu'après yéen la sénégalais yi démasqué xam naa loolu sax bi gi dina ci gën a xuus ndax am na ci ay information peut-être yu ma amul lan nga mën a indi ci leeral ci coowal bombe bi ak naka la demee parce que nag ba tey dégguñu kenn taxaw wax est-ce que mën nga ñëwaat ci temps fooru waaw mais Omaro xam nga boppam la waxal mais ba tey dégguñu waaw gis naa la fa de gis naa fa jékki gis naa fa léegi est-ce que mën nga ñu xamal yëf yi pour ne nekkuloon ci soirée ba naka la demee comme c'est une première fois que vous parlez exclusivité bon léegi daal Nafi déjà lu ma mën a wax ci loolu mooy dafa am loo xamante ni dafa dangereux sax nit di ko wax parce que ki nga xamante ni dafa jël ay soirée événement am def ko investir ci ay millions def communication bu doy lim ci doon séntu mooy soirée ba fees mu am réussite mu am ba pare nga ne yow yaa tourné waat nga saboté ko loolu yennuwul maana mais naka la yëf yi demee balaa ñoo ñëw foofu yéen da ngeen soirée ba 2 heures parce que yëf yi commencé woon na ba jax non xam nga am na loo xamante ni kenn du ko gis dañu koy sentir loolu ñu ko ñëpp sentir dañu la ko ñëpp sentir mais yéen lan moo leen wax ni bombe à gaz la
mais parce que dañ ko sentir ñëpp daw génn ful bi yëpp. ban heure la ban heure ngeen. sentir loolu non heure exacte bi mënu ma ko wax parce que jàpp ma ko. mais commencé woon na daal ba mu plein. non si commencé woon na ba troisième morceau su ma jumul. ci troisième morceau bi salle bi feesoon na dell. salle bi feesoon na dell foofu fekk nañu def guichet fermé déjà. fekkoon nañu def guichet fermé alors ci lañ ko commencé sentir mais Nafi. dama bëgg déjà ñu balaa may xusaat ci loolu bu fekkee mën nañ ma tegal audio bi. ñu génneel ma ko. audio bi ñuy waxee waaw. et puis buñ ko génnee bi ñu zoom ko. Sénégal ñi fi yorul numéro Matar Diop Subatel bëriwul. ñu def DG Subatel. Matar ça fait plus de 2 ans Kara Mbodj moo nekk ci. 4 ans sax. plus de 4 ans. ñu ko xam dëgg nañ dem xool. xam nga dafa am loo xamante ni vraiment nit ku nekk war na ko di jommal boppam. tey am na lu ñaaw loo xam ne am na dafa. xaaral ñu déglu audio bi ñëwaat. pour mu gën a leeral nañu ko déglu. waaw yónnee naa forage money bi day jënd pompe à gaz bi quoi bu ñëwee ba foofu rek ci diggu soirée bi ñu sànni ndayam créé polémique bi xam nga ñu joué le jeu rek loolu baax na ci kanam nga xam booy bi dañ koy xeex loolu rek lay demee dina ko may dara quoi si Sénégal bëri yërmande. ayca Souleymane. voilà mooy li ngeen déglu. gis nga tey dafa am loo xamante ni doomu aadama war na ko jommal boppam. parce que ay bakkan du caaxaan. tey ñi fa amoon asma mënoon nañu gaañu. parce que tey ful bu toll noonu di daw di génn kenn mënoon na daanu ñu dëggate ko wala dara dal ko te ñaanuñu ko yàlla bu boobaa dina ñaaw. kon am na ci loo xamante ni nit ku raisonnable sax du ko def ci moroomam nitam. te nañu bàyyi xel di créer nit li mu defal. gis nga tey loolu sabotage la. te ñi ko def ñooñu xam nañu seen bopp. man ça veut dire ñun du ñu nekk ci dugg ci ay détails parce que ñu ngi suñu liggéey. ndax tey dañuy wax gis nga Nafi am na ci loo xamante ni même boo ko amul boo fekkee ay nit yu ko def ba pare liggéey ko ba Sénégal yëpp d'accordal leen ko. dañu war a nangu seen i jëf. Makhtar Diop tey ci Sénégal ba mu daj. Sénégal fii ban promoteur moo def événement yi mag yi mu def kooku xam na lan mooy événement. nit ñi nekk nga xamante ni ci ay xale lañ nekk ci ginnaawam mu ñuy tette di ñu won yoon dinañu wax lan mooy liggéey ak nan lañ ko war a jaarale. ñun aussi à travers suñu stratégie yu ndaw yu ñu am ak suñu qualité yi nga xamante ni moom moo nekk ci ñun mayuñu ñuy def yenn affaire yu mel noonu. alors loolu def nañu ko. Sénégal yëpp gis nañu ko mais jàll nañ ko ñu ngi suñuy liggéey. c'est tout. kon daal yéen da ngeen jàpp ne audio bi ñu dégloondoo léegi nit ñi ne Matar la du Matar. non mais loolu. nañu leen ko nit a ko def yónnee ko Matar ñuy discuter entre ñoom parce que audio bi tamit boo xoolee descriptif bi moo di. que ni dafa am koo xam ni il s'agit de trucs complotistes yu ngeen doon def pour mën a def seen buzz soirée coow li commencé ñu ne sànni nañ fa lacrymogène ñii naan missile ñii naan lu nekk lañ fa sànni audio bi di gën a confirmer peut-être entre guillemets li nga xamante ni nit ñi dañ leen di accuser que ni yéen a def li nga xamante ni moo di lii di stratégie de com bad buzz c'est du buzz mais aussi il faut qu'on sache que yéen a ngi weddi ne que audio bi c'est carrément pas Matar Subatel moom la doon wax ak nit ki doon insister à ce que moom mu ne da doon waxtaan ak Matar lii la ko proposé moom mu ne ko nii naa koy defee buñ ko defee nii buzz bi dina yokk lii laa te boo xoolee bu baax a baax yéen nee ngeen audio bi authentique. xam nga Biggi dama lay wax dara. ayca ñun du ñu séparé wu. dëgg la H24 ñu ngi nekk ensemble. lu ñuy nekk chaque jour. mesure barrière kay doo leen ko respecté lu ñu koy lan lañu ci audio. ñun on est tout le temps ensemble. chaque jour ñu ngi nekk suñu biir. loo xamante ne ñun suñu kër yi ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu dëkk. kon lan la ñuy audio wante ba pare loo message ba pare loo ci audio encore gis nga Sénégalais yi ils ont compris ah demal nga xool commentaire yi. Sénégalais ils ont compris am na lii nii xale yu ndaw yi. sax mën nañu ko lire commentaire yi. non ça veut dire les Sénégalais ils sont conscients. tey am na ci loo xamante ni gis nga da ngay dem xool date bi depuis audio boo xamante ni bañ ko créé dañoo jum ci date bi xam naa dañu ko fàtte le 16 août lañ def. ok xam nga tey am na yu bëri am na expert bu ci wax déjà. am na koo xamante ni génne na. kon yëf yi dem na bañ dugal ci loxoy expert. bien sûr parce que sénégalais yi aussi mënoo leen nax xam nga kenn ku xamul. nga def lu mel nii mën na jàpp ni ñi ñoo ko def ba pare saboté waat seen bis. non ñun on fait pas ça veut dire dunduñu dund buzz boobu non. ok ñun lu ñuy def c'est réel. dëgg
voilà c'est réel. dama bëgg revenir en arrière en tout cas. coowal soirée bi muy commencé dañoo gis benn vidéo boo xamante ni. daanaka coow li ci yow la tàmbalee nag. dawoo dara de vidéo bi ñu monté Sidi vêtu en noir Wally en noir ñu monté ko ne faw jël am. loolu noo ko mën a expliquer balaa ñoo ñëw tuuti ci soirée bi damay daal di tëb tuuti rek arrière doog a dugg si waat ci kii bi. mooy lan noonu. donc vidéo bi ñu doon publier disant que faw jël la am coow li bari ñoom Sora Alé Ndiaye yow Jules Teranga nga jiite ko convoi bi Matar Subatel vidéo yi ñu koy dugal statut et cetera coow loolu noonu nan nga ko jàngatee. comme yow jàng nga communication. d'accord léegi dama lay poser benn question. vas-y faw jël la am. waaw kan moo ko moom. kenn moomu ko mais bu ñaar du bëre moom faw jël la am. léegi d'accord léegi xam nga Sénégal tey. yow mu yor sa xel. di xalaat soo ne lii dafa jaune. bu la neexee ngeen dafa rouge te ñëpp xam nañ dafa jaune. yow boo solee lu weex su ma neexee sol lu weex. xam nga tey il faut que ñu bàyyi xel leen. communication yooyu noonu dafa ci bokk. te gis nga tey te gis nga tey lu ñu mën ci wax dañu war a d'accord leen na fi. Subatel dafa neexalaat showbiz. tey artistes yëpp ñu ngi ci gis seen bopp. gis nga lii tey. showbiz bi dafa fayoon gis nga tey non il faut le dire. tey lii nii dafa tax ku ci ne yaa ngi gis sa bopp. tey léegi nga gis keneen ku jóge fële def leneen affaire yi neex. est-ce que comprendre nga mais il faut que les gens comprennent que ni affaire yi foofu la nekk. nekkul fi ko gars yi di yóbbu. gis nga tey ba pare gis nga manager une personne c'est de savoir diriger ça veut dire nit ki bu fekkee mënoo ko diriger mënoo ko wutal plan de travail bu koy jaay non soxlawul kon ngay liggéey ak moom. parce que ku yor sa non sunu artistes yi luy jaay ñu ngi jar. Si mais nit ñi nag nee nañu Sidi moom dafa am problème mu physique. problème mu. physique Sidi ma woon. ah Sidi ma woon. kon ki ko yoroon baaxul. non j'ai jamais dit ça. non ki ko yoroon baaxul. non. Sidi daal nee nañ si mi yow nee nañ Biggi dama bëgg nga déglu ma dama la ñaari baat après nga ñëw xaaral. non dama la ñaari baat après nga ñëw xaaral yow yaa may ko Biggi dama lay xool dama la bëgg xamal ñaari baat ci man. xool bu baax déglu bu baax li ma lay wax. man duma doomu aadama buy wax ci lu ma njagal wala non kooku du man. dëgg la su ma doon man duma saltel liggéeyu jàmbur. nga professionnel du def loolu. gis nga ñi ko yoroon liggéey nañ ñu war a liggéey ba fan ko war a mën a yemale. yàlla neen fii ngeen di yem. adduna noonu la. gis nga nit doo sekk ak doomu aadama lu rafet. da ngay ngeen sekk ak doomu aadama ànd. mu xëy bis rek nga ñaawal ko. da ngay xalaat benn bis bi nga xamante ni dund ngeen ko lu rafet. gis nga lu ñaaw nit ku baax du ko wax. waaye waa Jules loolu yëpp dëgg la chemise coton yi ngay sol lu tax doo ko solal Sidi chemise soie yi nga koy solal pour lan la. xam nga Nafi Sidi star la. teel sol yi ngay sol nii dee ko solal nag Ibro star la yi ngay sol nii dee ko solal nag man moom dañ maa wax rek dafa ni kenn Souleymane laay invité mu ne ma barki Serigne Touba ne ma laajal ma Jules lan moo tax muy solal Sidi chemise soie yi te bañ ko solal li muy sol moom chemise bi mu sol dafa rafet na non dafa tàng de dafa tàng de waaw te yi ngay sol nii nga daan solal ma moom nga daan solal ma Ndiaye solal Sidi yi ngay sol Sidi li mu sol dafa rafet Sénégal yëpp dañ ko coow bàyyi leen ci man dañ maa yónni rek moo tax may jottali xam nga sànq bi ngay tàmbali li waral ma ne peut-être di nga ne ñi ngi ko yoroon a baaxul ndax da nga ne Sidi dafa am changement maanaam level am dafa yéeg bu njëkkaan selon toi ni mu meloon dafa xaw a arriéré ak léegi parce que non looloo am fokk mu leer voilà loolu léegi loolu yow gis nga ko wala gisoo ko kaay upgrade bi bu amee non attends dama ne upgrade bu amee da nga ne kon donc avant maintenant moo gën a mieux que avant te yow bi ngay commencé da nga ne artiste du fay manager mooy fay artiste management bu bon mooy fay carrière artiste ndax artiste ba tey baatam mi ngi fi moo waral ma ne la kon ñu ko yoroon a baaxul ndax kat boo ne déet yow yaa ko wax de non mais léegi bu ñu nañu romb loolu non yow xam naa ne dawoo dara nag da fi ñëw pour expliquer maintenant léegi Nafi damay ñëwaat ci point bi nga xamante ni moom la kii di wax gis nga si di c'est-à-dire tey dafa nekk xale boo xamante ni tëbul tëb rek nekk fii mu nekk parce que am na loo xamante ni ñun ñëpp dañu ko fekkee. ñu la fait du chemin. du chemin. loolu moom nangul nañ ko. voilà tey loolu il faut que ñu accepter. te xale la. te mi ngi ci ay loxo. te mi ngi liggéey. mais tey ci seen label boobu Sidi toog na fii ci fauteuil bi nga toog nii ne moom mooy leader bi. te ñeneen ñi nangul nañ ko. ki nga xamante ni moom moo di Bass
d'aucuns disent que xëy na moom sax moo gën a nekk leader Sidi parce que lu mu génnee it la. parce que yàlla dogal na lu mu génnee it la. macha allah macha allah Ibro Nadio gis nañu ni muy drainer du monde ca banlieue bi ak fi nga xamante ni fa lay tëgg macha allah xaw ma lu dul dugg ak soo wante seen label bi maintenant ci yooyu noonu yëpp mu nekkee peut-être ñetti kuy est-ce que mën nañu bokk benn mbalka parce que d'aucuns disent quand même que commencé nañu am ay tiraillement di yàq kooka def ay yëf est-ce que mën nga indi ci loolu ay leeral tamit. na fi loolu lenn kese la ci wax. c'est des frères. ñooñu dañu bëggante seen biir. ñooy nekk chaque jour. dama lay wax man ma waxaat rek du ma wax lu dul dëgg ñooy nekk chaque jour. ba ci démb moo ci mujj muy Ibro muy Bass muy Sidi Ka. ñooy nekk chaque jour. ñun chaque jour dañuy daje dañuy gisante dañuy waxtaan dañuy kaf dañuy reetaan. alors nañu bàyyi loolu. invité nañ fii nag ba Mandiaye Seck barki démb ba rendez-vous. waaw Mandiaye ne seen label bi labelu anniversaire kat la. da ngeen moytu suukar si balaa ngeen di jabet. yekk label bi musiba jàpp na ne sax du label studio la. wax nañu itam ci seen diggante yéen ñaar. mu ne moom daal ci Baye Zale la gën a gis boppam. est-ce que mën nga ñëwaat ci accusation yooyu nga xamante ni def nañ leen ko la citation directe yi mu leen mu def ko mooy pompe à gaz bi. waaw ba pare taxaw défendre frère am nag jàpp ni. da ngeen ko tooñ ni ngeen ko jiiñ def ko seetaan nga sorti Mandiaye. seetaan naa yëpp. seetaan naa yëpp. mais na fi man ak Mandiaye dañoo ànd dem Kër Matar Diop. berki démb lañ doon seetaan vidéo yi ci Kër Matar yëpp caméra la xam nga loolu. waaw. dañu ànd dem Kër Matar ñu yëkkati ay yére ay dàll may ñu. yëkkati xaalis ma ñu jamono yooyu ñu ngi tëgg baara mundi tous les dimanches. jamonoy sumbulu. barki démb lañ ko doon xool gis nga Sénégal. la ñu nekk nañuy xalaat bu baax balaa ñoo wax. gis nga Matar pour woon na ni nekkoo ci détail yooyu tey peut-être noonu lañ génne vidéo yooyu. mais moom du ko def. xanaa waxoo leen ko Omaro. yaa ngi dégg parce que tey na fi dañu war a bàyyi xel lenn Matar ñëpp la fi nekkal. wallahi ci culture bi ñu nekk dañ ko rendre hommage. ndax amul kenn ku ci am sa événement ñëw ci moom ba ko mu tànkam li la. mi ngi ciy jàppale ñëpp ci lu mu mën a. il sait pas dire non. Mandiaye yow la waxal nag loo ci gis. te ah. Mandiaye yow la waxal. non loolu dama koy bàyyi. kon nangu ngeen ni label bi labelu anniversaire. studio anniversaire dajaloo. non mais bu nekkoon labelu anniversaire moom du dem ci Matar peut-être di def loolu gis nga na fi Mandiaye xam nga lu tax du ma ci wax dafa am lu bare yu fi jot a jaar. comme nag nee na da ngay leeral. non dafa am loo xamante ni. ñi xamul nag bu da ngeen di gën a réeral nag. léegi du ma réeral kenn parce que sénégalais dara umpu leen. mais yéen a doon ànd kaay. yaa ko fi indi woon tey ci loxo. ngeen yeewu fajar tànn émission ñëw fi heure bu leen neex niroo lee. Mandiaye ci carrière di tagg sa morom tey ku ne jaar gauche droite. bu nu déglu ma man dama bëgg. damay bàyyi ma wax parce que man développé il faut nga bàyyi ma wax. non s'il te plaît bàyyi ma wax parce que il faut que ma wax la leen. non liñ la laaj nag xam nga man dama def xam nga ku ñu def directeur général. doo nekk ci di wax ci yenn affaire yi. wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla macha allah. wax dëgg yàlla mais dama lay wax dara nga xam Mandiaye. fi ñu jaar man ak moom. dootu fa jaar ak ku yàlla bind. da nga ko avancé Serigne Saliou la wax. fi mu jaar ak man dootu fa jaar ak ku yàlla bind. du ma ko wax ju ñaaw kooku du man. dama ko fi wax léegi man du ma ànd ak nit ba pare di wax ju ñaaw xam nga leen laa ci wax xelam toll na foofu ba mu wax loolu waaye na bàyyi xel yaayam mi ngi ñuy dégg soxo. papam Ousmane Seck mi ngi ñuy dégg. Ndeye Fatou Seck magam yal na ko yàlla xal aljana. seede na lu bari. ay rakam ñu ngi fi. man am na lu ma ci jot a fekkee. du ma ko wax mukk lu ñaaw. mais kaay xam nga lu tax xaaral ma ñëw xaaral. bi il faut nga mën a tuuti. parce que dama boo paree mais dégg lenn laa koy conseillé. ñi mu mës a mel xam nga dama ko xam. amul kenn ku mës a ànd ak moom ba gën ma ko xam mënul nekk. moom Mandiaye. mënul nekk si àdduna c'est impossible. mais lenn rek laa koy wax. nga xool li muy wax bu baax a baax. parce que la muy wax du moom. ah dañ ko wax loolu. kooku du moom. dana liggéey. yow Baye Zale ngay accusé nii. liggéey rek mooy dëgg. nañu liggéey tax tey artistes yu nekk Subatel kan lañ nominé wul ba The Best Family dañ leen nominé. nañu liggéey. gis na tey fii ku ci nekk mën nga liggéey wut say stratégie ba dugg ba bokk. mën ko def. mais est-ce que sa digganteeg Mandiaye tam Jules foog ñu def ci tuuti taxaw seetlu ndax nag Mandiaye def na sorti yu bari wax ay affaire bombe Mandiaye xolam jóg mu génn wax nga ne Mandiaye liggéeyul manager am bi liggéeyulu ko avancé wul dafa reculer j'ai rien compris Souleymane. yaa ngi dégg
Mandiaye génn na wax na ay sorties yu bari bi ci njëkk suñu émission la woon rendez-vous wax na ni moom dafa xëy rek nga dem fa nga xamante ni moom moo di Subatel tàgguwoo ko waxoo ko xëy woo ko ne ko mënatuma la manager parce que dama am yeneen engagement mu nekk lu ko métti la nga xamante ni toog na suñu plateau jooy ko fa barki démb bi mu ñëwaatee bi ñu ko waxee ci échange de manager bi maanaam yow nga dem ci Sidi moom mu dem ci Baysal échange de manager boobu laa bëgg nga taxaw Nafi man je suis pas le manager de Sidi waaw non Sidi son manager c'est Jekki. mais duñ décider d'arrêter doo ko romb directeur u label. waaw kenn day décider d'arrêter di ma romb. waaw dëgg la ci yooyu la rek waaw non non affaire boobu la rek management général dama bëgg loolu mu leer quoi moom nekkul ci label Jekki mooy manager u Sidi Diop. moom nekkul ci label. buy def dara Baysal moo koy décider. yéen ñaar yow ak Baysal yéen a bokk poñ. parce que moom buy def dara dañ koy annoncé. léegi moom est-ce que du xolam non man maa doon may ma bi loolu duma ci ñëw. dama bëgg vraiment nga wax ñu est-ce que réellement li nga xamante ni xëy na loolu la wax les choses se sont passées comme ça parce que nag nee na da nga xëy rek dem sa yoon nee na da nga xëy rek woowoo ko ne ko mënatuma liggéey ak yow mu xëy gis la Subatel nee na The Best yi woo ko ne ko studio bi dafa am keneen ku ko jël mais mënatuñu liggéey ak yow néanmoins soo bëggee enregistrer del ñëw di enregistrer moom nee na xam na ne d'une manière susceptible loolu mooy dàq nañ la soxlaatuñu la yooyu metti ko ba mu toog jooy ko léegi yooyu yëpp est-ce que mën nga ci indi ay leeral jur parce que bu dee yaa ko def itam li nga ne moom ngeen dund yëpp yow fàtte nga ko de d'accord léegi déjà Nafi dama waxatoon rek laa ci dellu man c'est vrai et j'assume man maa dem ne ko mënatuma liggéey ak yow moom waxu ko de je dis aux Sénégalais pour ñu xam loolu nit ku nekk nag am na foo mën a yam non loolu la wax nee na yow yaa ne ko mënatuma liggéey ak yow nit ku nekk am na foo mën a yam ma demee ba xam ne fii laa mën a yam dama ko wax ni ko fii laa mën a yam yàgg nga yem fii kat ñu woo leen nag rafet non Souleymane nag man ak yow wax xoola waaw dama ne yàgg nga yem fi nga yem ñu woo la Ousmane woo la kaay nga toog wala seen nit ñu baax woo leen wala sumbulu woo leen toog leen ma toog jubóole leen ngeen àndaat jug dem leen rek dañ laa wan leneen nag wax dëgg yàlla Jules du dëgg dañuy waxtaan rek xam nga nag man sama xarit nga waaye bul wax loolu waaw mais sama xarit nga mais bëgg naa ñuy waxante ba mais gis naa leneen dem naa mais fii laa mën a yem moom yàgg nga yem fenn ñu jéggi la foofu ne la taalal xam nga tey musiciens yëpp yu nekk Sénégal ay ambassadeur lañ ñu suñu ambassadeur de culture bi sax des fois dañ koy yóbbu fu nekk dañ leen war a respecté te ñoom aussi ñoo respecté seen bopp ñu jël liggéey ñu def ko arme de guerre ku ci nekk ca la nga nekk nga góorgóorlu ci ba pare nga bañ a juddu pour nekk au second ni da nga war a ci loo nekk boo ci mënul jël pay non xarul ba da nga jege pay bi lool ku ci nekk na nga gëm sa bopp mooy xam ni fii li yàlla di may ku ne la koy may yàlla xeebul kenn ñëpp la sàkk ba pare yemale leen te ñun ay xale leen kenn xamul ëllëg lu ñuy doon dañu gëm suñu bopp waaye dañuy wax ay kaddu yu rafet suñuy diggante ak suñuy nawle parce que àdduna tey dafa am waaye suba dafa am wallahi azim tey wax naa la ak lu mu Mandiaye lu ngeen tunti wax àdduna du dem ba ma xalab ko wax ko lu ñaaw benn conseil rek laa ko jox ma ni ko ci lépp lu muy wax na ko leer wala na doon waxu personnel am parce que nee naa la Matar Diop Subatel laa wax di lu baax li ma ak moom ñoo fa ànd di tëgg baaramundi dem ne ko grand dañoo soxla jàppal waxtaan ak moom ba Mandiaye Seck jooy déglu bu baax li ma lay wax mu yërëm ñu ne dañ ñuy jàppale déglu bu baax li ma lay wax yëkkati xaalis may ñu yëkkati ay yëre boppam yi muy sol may ñu jàppale ñu ko ba pare def ko benn dimanche def ko ñaari dimanche te ñu ngi temps yooyu ñu ngi joué kon defal na ko acte bu rafet ci benn bis nañuy bàyyi xel jëf yu mel noonu Matar Diop kenn mënu ko tuutal il a fait ses preuves gis nga les chiffres ne m'en parlent nañ dugg ci internet bi ñu xool ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen Subatel ba mu fi ñëwee tey yàggul liggéey tax ñu leen di dégg liggéey tax lu ñu gën leen di bàyyi xel liggéey boobu nañu ko accepté bu kenn copier nañ jéem a xool ñoom tamit seen côté li ñu mën ñu def ko yàlla moo fi nekk te mën naa jàppale ñëpp gis nga man loolu rek laa am pour wax gis nga fii ñu nekk koo fi gis mu nekk fi dafa liggéey moo ko fi yeggale déedéet copier baaxul da ngay jéem a xool li nga mën a def nga def ko bàyyi yàlla suñu borom mu yeggal la ci des loolu laa moom pour wax léegi jox ñëw luy web bi xëyee tey web bi yéen la xëyee ñoom mooy coowal Omaro bi rek
bi ci kaw tali bi borom bakken bi Omaro génn na nee na day reeri kër Wally te Omaro kaay nag Souleymane gis nga fii dañ fi toog nag pour waxtaan comme yow da nga teewal sa label ndax bu Omar di génn di wax yow yaa ngi ci wetam jékkee ngi ci wetam Sibéeru Fay mi ngi ci wetam ak ñeneen ñi leen wër mais bi muy joxe nataal maanaam dani ñi nga xam ne dañoo nekk fii ci Almadies di jouer ñun ñoo ngi fii ci Almadies di jouer te maanaam sorewuñu ñu ñaar te boo xoolee ñi doon jouer biir Almadies moo nekk Wally Seck ak moom Sidi Diop te laata soirée bi doon ngeen def seen benn slogan faw jël la am influenceurs yi ku ci nekk di ci dugg coow li dem ba ëpp leen doole tout le monde s'attendait à ça coow li commencé na nee nga wax booy génn ci gémmiñ dafay fekk mu rafet mais boo demee ba nit ñi jaral ko mu defal ko émission d'audience barki démb boo Ndiaye Omaro toog waxtaan expliquer justifié wu ça veut dire que y a eu problème ci loolu nga bëggoon ma ñëw. yow laa koy laaj yow directeur du label. merci beaucoup Omaro kenn wax loo ko. moom kenn wax ma bëgg nga bàyyi xel bu baax. fii lu fi waay génn def yaa ko def. yow sa bopp de ton propre gré. de ton propre gré. du Maxtaar moo la ko def loo. du Jules moo la ko def loo. du keneen du keneen du keneen. nga borom. waaw mais ba Omaro di wax ngeen borom dëj bu ne mën naa jooy dëjëm. dañ ko xam. Omaro moom moo génn wax keroog. ba muy wax ñun ñu ngi taxaw. muy wax ñu taxaw. Omaro bu dul dara suñu frère la. mais bu dee moom day génn déglu lu baax maax la. dàmminam nga dégg mu wax. génn na wax moo génn waxaat loolu ça concerne Omaro. mais sa jëmm laa gis mu taxaw. waaw maa ngi woon seetaan taxaw. waaw léegi mais nag kii na di rien consent. yéen a nga toog wër Omaro muy wax génn naan mu lim leen ku ne diw nga ne président lii loo laa. ku ne wax. mais ba tey wax loo leen ko daal. dama ne la. Omaro moo jël ay propre responsabilité mu wax. da nga koo dégager responsabilité pour mu wax ci. wax ñu bi ci toog mais Omaro mu tam seetaan naa ngeen sorti moom ci 2STV. ça n'engage que lui. fa mel ni foofu rataxatu. fan rataxatu. yëf yi njàm na de. bàyyi sa caaxaan yooyu. ñun du ñaaw ak kenn. kaay on est bien avec tout le monde. nga ne fan la natu. dama kii def ma xaw ma lu mu wax. fii wóoratul. fan rataxatu. fi ne nii seen diggante njàmpe na de. non ñëpp a non Omaro nag vraiment. génn na nag amul benn diggante bu jagas non. wax ji bëri na fi mu ne nii daal Omaro lu ne mu ne teg na ci bakkanam daal fi mu ne nii. waaw ñu gis beneen actualité boo xamante ni ba tey ci biir coow bi nga xamante ni moom la soirée Sidi Diop bi indi fële ca avenue des Almadies maanaam route des Almadies bi sécurité bi génn coow li commencé tingoomante bi Ibro Nadio ñëw saafonte ak ki nga xam ne moo di Sidi Diop saaga yi di traversé ku nekk di déglu sa nopp di romb sit yi xëy bind ko titré ko Ketchup daal di koy dugal ci snabam loolu moom nu mu tudd. mais c'est des frères. c'est des frères insultés. xam nga lu laal ki la jege. dalay laalaale. waaw loolu daf ko métti loo ko moom rek ànd koog moom. loolu ñëpp gis nañ ko c'est des frères comme ni ma la ko waxee. dañu bëgg nag lu dagg morom balee fekki mooy actualité bii di Seneweb TV Bambaly Seck barki Dembo Ndiaye ba mu génnee dafa dañ ko tàllal micro mu wax ci Sidi Diop wax ci ni mu gisee li nga xamante ni moom yéen da ngeen a entre guillemets accusé kii di Wally Seck. mu ngoog teewlu ngeen révélation yi Jules Teranga def ci coowal Wally Sidi Diop xanaa rek ñu tëj coow loolee jàll ci leneen jërë ngeen jëf ba beneen incha allah.